soo leen bëggee abonné ci chaîne bu mag bii di Académie Minane dem leen YouTube bind Daaru Minane ngir nag nga abonné yomb na bësal cloche bi lépp yemb su boobaa dara nag dootu la rawati ci actualité ci communauté mouride ak chaîne bii di Daaru Minane. bismillahi fini adala ya Allah sawi baqa abi بفيك يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له وسوى ما للوعد لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان منتجيا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أرجو برحمتي ألا ألاقي درا منك يا الله أنت رئيم راسي أرجو برحمتي ألا ألاقي درا منك يا الله مليك يميني وقل بزول يا مليك بلا إسان بن بيجو دين منك يا الله خدست سري يا قدوس متليا عني وعن كرادي تدار يا الله أنت سلام لاسي سلمت كل يوم ويوم بنفسي بيتي منك يا الله أنت سلام di leen xamal ni tey jii ñoo ngi fii ci université Khadim Rassoul bi nga xamante ni bañ ko commencé ak léegi actuellement ñu ngi toll ci phase finale rawatina nag ci côté Touba matériaux bi nga xamante ni sëñ Abdoul Ahad Ka sëñ Mountakha Bassirou moo ko wóolu ba jël liggéey bi teg ko ci loxoom mu yore ko yorin boo xamante ni yorin bu mucc ayib la ànd ak équipe yoo xamante ni heure bu nekk équipe bi nga xamante ni moo ci war mu dem jëli ko bu dee biir Sénégal bu dee biir Touba bu dee biir fu muy mënti nekk Sénégal ba bitim réew heure bu nekk mu dem jëli ko matériel bi aussi da koy jëlee fii Touba ci en premier lieu di ko jëlee Ndakaaru di ko jëlee fépp foo xamante ne war na faa mën a nekk ci bitim réew di commencé ci Turquie ci Dubaï ci France ci Japon ci Espagne ba Italie donc instant bi ñu toll nii nag avancement des travaux yi nga xamante ne moom lañ toll parce que université bi 24 hectares la mais Touba matériaux dafay intervenir ci 3 zones zone administration bi nga xamante ni man moom laa jàkkaarloo nga xamante ni fa la rectorat ba nekk gros œuvre bi mi ngi ci 95% mu des seconde œuvre boobu nag dafa am ay échantillons yoo xamante ne moom la ñuy jéem a valider ginnaaw toujours ci administration bi mu am nag bâtiment bi nga xamante ni moom mooy bibliothèque bi nag moom dafa nekk bibliothèque boo xamante ni dafa nekkoon sous-sol amoon nag ay études yu ci war amoon it aussi ay projets yoo xamante ni dañ ko ci nasal ngir kër xasida yi donc bâtiment la boo xamante ni moom mi nga war a toll ci 12000 mètres carrés mais instant bi ñu toll nii 6000 mètres carrés yi moom moo taxaw rectorat bi ma leen wax léegi ba passé ko moom mi ngi nekk 600 mètres carrés par niveau mu nekk 5 niveaux 5 fois 6 30 di 3000 mètres carrés léegi ginnaaw loolu ñu jéblu fii nga xamante ni nag mooy bâtiment yi nga xamante ni moo nekk suma ginnaaw yi nekk suma ginnaaw nag benn côté bi nga xamante ni sama côté càmmañ la man moom mooy majalis bi nag dafa am ñetti bâtiment benn salle d'étude boo xamante ni 4800 mètres carrés la ak salle d'étude boo xamante ni 2400 mètres carrés la salle d'étude bu 4800 mètres carrés bi bokk na ci li nga xamante ni programmé nañ ko fii ak 2 mois maximum war ko joxe moom grand modèle bi ak petit modèle bi 2800 mètres carrés la ak restaurant bi nga xamante ni aussi mi ngi suñu ginnaaw toujours restaurant bi 400 mètres carrés la ñu prévoir ko pour 400 places yoo xamante ni c'est répétitif léegi nag restaurant bi moom actuellement fi mu nekk nii mi ngi ci 95%. Majalis grand modèle bi gros œuvre am moo toll ci 98% mu des second œuvre bi nga xamante ni électricité carrelage ak menuiserie aluminium ak inox bi yooyu mi ngi nekk en cours
bâtiment ba nga xamante ni moom moo ci tegu bu ndaw ba moom mooy bâtiment salle d'étude bi nga xamante ni moom it mu ngi ci 85% de gros œuvre second œuvre bi des léegi nag ñu doog a dem nag ci bâtiment yi nga xamante ne moo nekk science islamique et langue arabe nga xamante ni dans une semaine la ñu war a livrer ñaari bâtiment yi dans un mois ñu livrer beneen bâtiment bi ci tegu foofu ay bâtiment la yoo xamante ni ñu ngi nekk 2400 mètres carrés ñetti bâtiment la ñu mu nekk à peu près 7200 mètres carrés au total léegi nag bâtiment yooyu bâtiment témoin ba fa la bokk dans une semaine dinañ ko livrer ñu ngi toll ci ay revers d'eau ak ay aménagement extérieur pour fosse yeeg yu demee noonu bâtiment milieu bi c'est la même chose droite ba nag moom c'est dans un mois parce que dafa am ay finition yoo xamante ne ña ngi ko cay dolli léegi nag ginnaaw bu loolu weesoo muy bâtiment bi nga xamante ne mooy amphithéâtre 1500 places bi amphithéâtre 1500 places bi nag moom gros œuvre am actuellement mi ngi ci 75% léegi ñu war a defar problème mu ascenseurs yi ak monter charpente bi doog a mën a dugg ci seconde œuvre instant bi ñu toll nii nag donc li nga xamante ni moo doon évolution travaux yi moom daanaka dootuñu ci jaaraat parce que archive yëpp mi ngi nii ak académie Minam mii nga xamante ni ñoom ñoo ñuy saytu depuis bi ñu commencé ba léegi fu ñu toll actuellement ñu ngi koy jël di jël spécification avancement yi ak technique yi nga xamante ni moom moo ci nekk instant bi ñu toll nii nag sur le plan technique moom en toute honnêteté diggante maître d'œuvre ak maître d'ouvrage def nañ li nga xamante ne war na ci ba nga xamante ne ay détails yoo xamante ne toujours du mën a ñàkk ci cours travaux parce que loolooy waral ñuy indi ay plan de récolement parce que projet bi niñ ko saytoo niñ ko programmé dañuy dem ba ci biir di ci am ay aménagement yu ndawaan yoo xamante ni yii entrepreneur bi koy proposé yii maître d'œuvre la yii maître d'ouvrage la yii mbokki taalibe yi nga xamante ni ñoom it ci la ñu bokk parce que ñoom ñoo dajale seen alal ñu di ko indi fii ak ñun ak ñoom ñëpp ñoom it yenn saa nga gis si équipe bu fi jaar joxe benn xalaat joxe benn idée ñu saytu ko xool ni xalaat boobu war nañ ko ci mën a adapté ñu daal ko ci adapté lii moom mooy li nga xamante ni moom mooy doxalinu université bi terewul it nag lu mu ci mat doon it ñu ngi koy yëgoo ak Serigne Mountakha Bassirou Mbacké mi nga xamante ni moom moo doyloo Abdou Lahad Ka ba yëkkati liggéey bi teg ko ci loxoom Abdou Lahad Ka nag instant bi ñu toll nii moom wax dëgg yàlla ñun techniciens yi nekk sur place ñu ngi koy sant di ko gërëm parce que dañ fay jëlee xam-xam jëlee fi expérience ba pare jëlee fi xaalis te it aussi kenn ku ne bi nga ñëw it am na xam-xam boo indaale am na expérience boo indaale waaye li wóor mooy que ni dañ fee yokkute te it aussi ñu boole ko it aussi képp koo xamante ne ñi ngi fi nekk en commençant ki gën a tuuti ba ki gën a kaw programme la fi defar boo xamante ne moom lañ tuddee programme quinzaine nga xamante ne chaque 15 jours ñu def situation fay nit ñi nga xamante ni c'est des mensualités it aussi fu fin du mois jotee du ñu jàll le 2 le 3 ñu fay leen ñoom ñëpp beneen bi si des it am na si troisième vague boo xamante ni ñoom la ñu wax les nëgës xëlës yi mooy ñi nga xamante ni ñoom it dañuy ñëw def fi ay travaux ponctuels yenn saa yi ñu guddee fi yenn saa yi ñu def fi heure yoo xamante ni ñu doy waar la ñooñu kenn du leen comptabiliser duñ leen def dara pour di leen xaarloo 15 wala fin du mois ñooñu dañuy wàcc rek ñu fay leen comptabilité bi nag dafay dem feneen foo xamante ni pour en cas bu ñu bëggee def expertise ñu mën a xam ni que bâtiment benn bu ci nekk lii la ñu coûté ci matériel lii la ñu coûté ci main d'œuvre lii la ñu coûté ci assistance kon nag instant bi ñu toll nii ñu ngi leen di sant di leen gërëm te di leen xamal ni daal dans une semaine la ñu bëgg a commencer de livrer bâtiment yi une semaine dinañ livrer ñaari bâtiment ginnaaw ñaari bâtiment yooyu nag chaque un mois ñu livrer benn bâtiment noonu lañ ko toppee kii ñuy wax sëñ Badiou nga xamante ni moo yore kii bi rectorat bi nga xamante ni moom moo yore service pédagogique bi ñoom ñëpp ñëw nañ fi te def nañu programme ci boobu wax fànn kon ñu ngi sant ñëpp di leen ziare tey ñaan yàlla defal ñu jàmm ak salaam tey di sant nag académie Daaru Minam mii nga xamante ni ñoom ñoo tax ñu mën a génne lii ñu def ci chantier bi wasalaam. soo leen bëggee abonné ci chaîne bu mag bii di académie Minane dem leen YouTube bind Daaru Minane ngir nag nga abonné yomb na bësal cloche bi lépp yemb su boobaa dara nag dootu la rawati ci actualité ci communauté mouride ak chaîne bii di Daaru Minane.